donc c'est que moo nekk nii. waaw waaw macha allah. docteur bon kii mooy jiite. waaw ñoom am nañu 2 salles. waaw salle bi mooy salle de tri bi. xool nit ñi fii ak ñu mën a jiitu bëri yi nga xam ne dafa am yëg fii. bu fekkee dina war a faj nag nit ñi. ñu yëgal leen fii am na fauteuil dentaire bu nekk si biir. ak matériel bi ñu indiwaale yëpp pour faj nit ñi. si ba leen yëpp yi moom ñu ko jiite bu ñu ñëw xam ne ñu ngi ci jàmm ak salaam donc da leen a jàpp ñoo ngi dégg jërë ngeen jëf yàlla fay leen jërëjëf du si dafa ko mu ñaan du si def naa instant yi ndam ñu ko délé mooy salle de tri waaw waaw sëñ Cheikh nuyu naa leen nuyu naa leen donc waaye amu leen ngelaw fii de. am na ngelaw am na ngelaw. am na ventilateur. Yunusa y a pare ta tête là. donc kii mooy Yunusa yàgg na fi ñëw. moom moo ñëw ak matériel bi ànd ak gars yi. jërëjëf alors ñu ngi liggéey bu rafet fu nekk nii quoi. tout petit ba la salle de tri voilà. lii mooy lépp jërëjëf. Jibi Sow jërëjëf Seydou Nourou bi ne ko loolu ma ne man teew ma ne ko nag am na kutal ñu lay gërëm jërëjëf Sow yes jabet retraite ma mu ne mu ñëw ci soobu lay ñu ànd ak docteur moom jàmbaar la dañuy wala lii toujours laa gën a jëm fii dañuy dajale ñi nga xam ne ñoo def médecine générale. waaw docteur Sow il est gastro-entérologue moo ko talibé léegi. Il y a beaucoup de spécialistes. Voilà, il est gastro-entérologue il est à l'hôpital principal. ñoom ñëpp seen thèse mën na yaa def man la fekk moom ak ñoom bis nañuy teeral yàlla. waaw waaye nag ñu ngi am kuréel bu baax a baax. C'est bien. jamono bu ne dañuy ñëw waaw ñoo ci gërëm bu baax a baax. jërëjëf docteur Fii c'est des médecins généralistes. waaw soxna si docteur la rak yi ñëpp docteur lañu alhamdulilah jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf soxna si mel ni jërë si bi dafa xaw a manqué mais moom ko dina jël ko sax fii cancer du col de l'utérus. Ça, Pascal Diouf, elle est sage-femme avec moi. Elle a suivi toutes les formations et elle aussi viendra. Je travaille avec elle. Elle est venue aussi participer. Voilà, donc ñoom ñooy ñëw pour dimbali jigéen ñi parce que am na cancer bu ñu jàpp seen objectif te lii baax na bokk na ci lenn luy nekk ci stratégie yi nga xam ne dina tax ñu kenn ko gis mën nañu ko def ci kon ñu leen def aussi. te leneen bi 30 ngeen defoon defe naa 30. ren nag di ngeen def ay centaine. xale yu am juróom-ñeenti at. waaw pour dem waa pour mettre leen ci loolu dina leen teg Jibril moo tax ma ne na ñëpp ñëw.
d'accord. fii moom mooy kër Marie. fii moom sëriñ bi fii moom sama famille la. nemmeeku seen bis bi ndax lii lu am solo la ci population ñi nga xam ne aussi dañu dëkkal ay kaw mais amaguñu jot wala amaguñu kàttan dem ci structure de santé comme lii dañ koy joxe gratuit lii lu baax la ci population vraiment il faut population bi xam ko bu baax ne rajo bu am solo la ñu ngi dimbali bu baax ne daal di askan bi quartier yi nga xam ne am na tàncaloo fi bare na bëri daal nit ñi bëri nañu te feebar bi day nekk feebar bi nga xam ne day wàllee donc équipe bu jàmbaare la nag ñoo fi nekk ñu nekk fii depuis de ay ati at loolu bu am solo. waaw am na benn at xale bi ma noonu 65 ans yi ma participé au dënn bi rajo bi moo ko tey ñoom moo sooy dund moo tax keroog bi ñu waxtaan bi président ñëw ministre Eva Marie wax naa ko ñun ñu def consultation fii ci hôpital bi maa ngi ndokkul si docteur Marie Sarr moom ñu boole ñu taxaw bu rafet kon nag docteur Marie sa kanam rek incha allah jërëjëf tàlleen sa loxo jërëjëf bam ba tax yabal leen direction ñu ñëw ñu ngi testé ñi nga xam ne volontaire bëgg nañu testé li nga xam ne nag mooy ci ñoom ñu ñëw ak seen man-man jox ko ci bés bi ñu jàppale ñu si jërëjëf docteur lii maa ngi nekk benn taw ba xool war a ñibbi si am benn mbokk bu farlu fexe ba am numéro téléphone soxnaam woo ko waxaat ko ñu ñëw nga xam ne yéen parce que ñun bi situation bi feebar amaan daf ne bu kenn génn kenn parce que da ngay war a bu leen wax ne wér naa du ma seeti docteur waaw ñëw leen ñu seet wóor ne wér na yéen yàlla may fan ak wér fii ñoo mooy pédiatre docteur Souleymane waaw yegg si a jël salaamaaleykum am na consultation pédiatrique. ñu ngi ci àndoo ki nga xam ne suñu mbokk suñu xarit. docteur Amadou Niass di pédiatre. vraiment xam nañ ni disponibilité may ko ko mais vraiment bàyyi nañ yitteel yëpp ñoo xam ne si c'est la première fois ñu am ko pédiatre jërë ngeen jëf yal na yàlla xale ak yéen kenn baaxam soxna si xale yal na yàlla may leen dund jërë ngeen jëf tey dafay xat incha allah ñu leen di nokkeel ñu leen di gërëm waaw incha allah wàllu ORL la yaa docteur Sall le professeur Ali suñu doomu ndey la Ali professeur Ali Ba Mali Diop waaye jël suñu mbokk la moom lañ sax bari tuuti moo tax génn fi teel moo si juróom sax yëpp kon daal wax dëgg yàlla ñu sant yàlla seen mbokk yi wax ñu leen di jàppale si dimbalante yàlla si baax professeur xam naa dina ñëw waaw waaw moom moo fàttewu de parce que bu watante noonu yàggul dara waaw moom bàyyi na bés bi da koy fóorlu xam nga suñu doomu ndey la parce que ñu ngi maye doomam semaine dernière waaw ñu ngi koy ndokkeel parce que jaajëf bu baax a baax da ngeen jëf dégg nga joxe nañ si da ngeen joxe ana Fall moom ñëwul ren ñëwul dafa ak ay gars ay suba la moom waaw Aliou Fall
mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah. ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di tatakal ñëpp di nuyu kilifa jataay bi Cheikh Saïd Sall xalifa Cheikh Ibrahima Sall radiallahu taala anhu di wax ne plateau technique bi ñuy tëral bëgg cee tënk li nga xam ne mooy liggéeyu consultation médicale gratuite bi ci li nga xam ni teew na fi ci wàllu ay médecins ay docteurs ak ay infirmiers yi nga xam ne ñooy saytu nit ñi ak nag lépp loo xam ne ay pàcc la ci wàllu woowu docteur Souleymane Ndour moom mi coordonné consultation médicale gratuite yi dina ci ñëwaat léegi kon du ñu def lu dul jox kàddu gi Jéeri Ba nga xam ne mooy coordonnateur As-Sidq Sadiqine mu joxe kàddoom. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. damay jël rek sama nuyoo ak ziyaara jokkale ko ak li Alburi daaneel te it bañ ko baamtuwaat waaye ñi fi teew ñëpp nañu xam ne ku ci nekk ci turu As-Sidq wa Sadiqina ñi ngi lay nuyu di la gërëm ak di la sant. solo bés bi muy bésub gàmmu boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rekk moo ko moom Cheikh Ibrahim Abdallah Sall ku fonkoon bés bii la tàmbali gàmmu ci biir këram ba tey gàmmu gu egsi fii ñu nekk tey ci 24eelu édition bi waaye Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu digganteem ak taalibe yi dafa nekkoon rek loo xam ne def naa leen jàppale leen mën nañu àndoo liggéey ngir rayonnement de l'islam ngir l'islam taaru na gaa waaye jul bu nekk war ngaa seet bés bu nekk ana nooy yokkee taar boobu su dee mën nga ko wala boog ana nan ngay fexe ba taaru l'islam bañ a yàqu ci yow moo tax mu jox ñu viatique bu gàtt léeg-léeg ñu tuddee ko devise waaye bu jàngale bu kawe dénkaane bu am solo mu ne ñu jàng leen xam yittewu leen am xam-xam muy xam-xamu àddina muy am xam-xamu alxuraan xam-xamu alxuraan njëkk xam-xamu diine njëkk waaye xam-xamu àddina ba loolu moo tax ay taalibam yëpp presque premier taalibam ay universitaire lañu te ba tey loolu tradition bi mi ngi fi mu ne ñu nag yëngu leen nag am sama taalibe bëgg mu nekk ku yaafus dama bëgg l'islam di taaroo ci yéen kon liggéey leen te ku ci yëngatu ci yéen incha allah dina am càkkute fam ñetteelu ndenkaane bi mu ne ñu nag dimbale leen ma ci seen bopp dimbale leen ma ci seen morom kon ñetteelu tànk boobu loolu moom moo waral daanaka bés bi ak wala pàccu bés bi muy consultation médicale yi ñuy def chaque année di ko jëmal balaa ñu yegg ci guddi gàmmu bi ñu ngi sant yàlla ndaxte gannaaw bi mu ko junjee bi mu ñu junjalee paj ak solo paj ci doomu aadama ba taxawal centre de santé bi xamante yi mi ngi wuyoo turam Cheikh Ibrahima Sall fële ca Médinatoul Houda ci Fitmit bi xalifaam ñëwee Cheikh Saïd Sall def ne nañ ko gën a yaatal ci loolu nañu saxalee consultation médicale gratuite yi mooy li nga xam ne at mu nekk dinañ ko def ci suñu kéemtalaay kàttan woo ci waxuma la julli di rek de waaye wool ci askan wi yëpp pour suñu ñëwee
docteurs yi saytu seen yaram su dee am nañu feebar ñu wax leen ko su dee am nañu fii médicament ñu jox leen lu leen ci mën a faj waaye aussi boole leen ak yeneen docteur ci biir hôpitaux yi nekk biir Sénégal pour ñu mën a continuer seen paj kon lii lépp ngeen xam ne foofu loolu mooy taarixam mooy ndigalu suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima Sall waaye aussi ci continuité boobu xalifaam Cheikh Saïd Sall moom moo ko yaatal ni màggale ko nii ñu ngi sant képp ki ci taxaw parce que lépp loo leen fi gis rek ci taalibe yi la alhamdulilah ci loolu ndax mbokk taalibe yi nga xam ne fi ay médecin lañu daanaka ñoom rek mënoon nañu taxawal journée de consultation bi ci jiital docteur Souleymane Ndour waaye ñoom ak seeni xam-xam ak ñi ñu xam ci biir hôpitaux yi ak seeni promotionnaire yàlla def na ba fi mu nekk nii li fi nekk ci médecin Albouri lim na ko macha allah ñëpp dinañ ci mën a xëj waaye aussi ci logistique bi ñu ngi sant yàlla di sant taalibe yi loom ñoo ci def li ëpp ñoom ñoo def lépp sax te it dinañ ci ràññee nag suñu mbokk Fodé Fall taalibe la ci kër gi waaye wax dëgg yàlla préfet la waaye ci kemtulaay kàttanam mi ngi ñuy jàppale ci bés yi daanaka tànt yi nekk fi ñuy defee consultation yëpp moo ko ci indi li ëpp ci chaise yi moo ko ci indi tribune yi moo ko indi kon Fodé ñu ngi ñaan xanaa après sëriñ bi ñaanal ko yàlla na yàlla yokk ko kon ñu ngi gërëm aussi suñu mbokk benn banxaasu a siqi wasaadi xëy na bu nekk ci Europe te nga xam ne ki leen fi teewal tey moom mooy Mouhamed Aydara daaw Alioune Conté moo fi teewoon ren Mouhamed Aydara moo fi teew lépp li nga xam ne moom mooy garab yii ñuy maye fii ñoom ñooy itteewoo at mu nekk jënd ko indi ñu ko fii ba ñu mën ko séddoo ak mbokk ak waa askan wi du ma wax sax mbokk jullit bi waaye ak waa askan wi ñëw fii di teewee si consultation médicale yi kon lii mooy bés bi lii mooy solo bés bi dañuy daaneel rek te doole di gërëm ak sant képp ko xam ne teew nga ci képp koo xam ne jëf nga ci te di ñaan yàlla nañu yàlla may ñu saxal ko ñu def ko déwén ak ci yàlla na ko yàlla saxal ci lu mu gën a gàtt yàlla na ko yàlla saxal te di ko màggal at mu nekk gën ko màggal at mu nekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim ñu ngi sant buur bi sant goo xam ne amul ab di julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam daje bi ñu daje yàlla nañ ko daje déwén daje ko ay at yu bare daje bu neex a feeñal li ko sabab ndax ki nga xam ne jàngal nañ ko gunge nañ ko ba mu xàmmee dañ ko wax ñaari mbir yoo xam ne war naa nekk ci yow ci jamono ju nekk mooy loo am séddool ak nit ñi wala bokk loo am joxe nit ñi soo ñàkkee laajal yàlla mu jox la loolu mbootaay gi xàmmee nañ ko yëg nañ ko bari nañu koy di ko wax sax ci concept français mu ne solidarité et partage kon dañuy sant yàlla wax alhamdulillahi rabbil alamin ba yëg-yëg boobu dundee ci xolu taalibe bu nekk rawatina nag ci njiital xalifa Cheikh Saïd Sall di xalifa Cheikh Ibrahima Sall moom mi nga xamee ne jamono ji nekk la may digtal bu ma toogee ci salle bi maag moom rek mu ne fexeel na consultation bi am ndam ndax bu amee ndam rek gàmmu gi am na ndam dimbali nit ñi ndax xamuñu seen bopp nga gëstu leen ba xam ndax doomu jàngoroo ngi ci ñoom waaw wala déet bu fekkee ne gis nga ko nga accompagner ko boo yóbbu ko ci hôpitaux yi mën a faju xool nit ki ba nga xamee ne loolu amu ko wante am na lu mu bëgg faj nga faj ko fegal ko siburu ginnaaw bi nga ko joxee ay sànke ne la loolu gisul lu ko gën a kawe te nee na yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam tamit bu teewoon doon gàmmu tey jii lu mel ni dana dugg ci li nga xam ne moom mooy yëngu-yëngoom te loolu muskee dañu waa ne tey dana ko gën a fesal kon nag ñu ngi sant yàlla ginnaaw moom ñi nga xamee ne moo am boobu yëg-yëg rawatina ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci biir médecine
parce que kuy jàng ba pare boo demee bay waat da nga naa man de fas naa yéene dimbali sama mbokk bu ma gis mu am jàngoro ci yaramam ak fu mu mënti nekk man fas naa yéene dimbali ko moom bu fekkee ne am na loolu kon suñu yëg-yëg kaweel na ko suñu itte tamit yëkkati na ko moo tax duñ ci tayal benn yoon danañ jóg ginnaaw buñ ko tàggoo mu ñaanal ñu dem ba ministère de la santé tey jii sax ñu ngi sant yàlla ndax am na ko fi représenté tey jii daana ko am waane gën na ko am tey muy docteur Marie Sarr nga xam ne moom mooy conseiller technique am numéro 2 ñu sant yàlla yóbbu fa suñuy leetar mu ubbil ñu ay service am lu ci mel ni service bi nga xam ne docteur Marie Sarr jiite na ko juróom-ñetti at mu nekk programme national de lutte contre la tuberculose expliqué na ko léegi muy feebar bi nga xam ne feebaru saqat la di loraate ñu lay gëstu indi rajo mobile bi bu ñu gisee feebar bi ñu jéem laa orienté ba mën laa dugal fi nga xam ne mooy ay service am ñu boole la ak ñi lay faj loolu dañ ci sant yàlla wax alhamdulillahi rabbil alamin beneen service bi nga xamee ne tamit dañu koy ubbil jamono ju nekk mooy programme national de lutte contre le paludisme yàlla dafa def ka koy jiitee maag moom ñoo jàngandoo yàgg nañu nekk lycée Malick Sy jóge fa ñëw université ba ma demee wax ko mu ne loolu dinaa ci def sama participation donte def naa campagne boo xam ne Sénégal ñi nga gëm ni xam ne sori nañu ci seen dëkkin dem naa fa jox leen moustiquaire yow mënuma laa bañ a jox moustiquaire kon jox nañu ay sànke yoo xam ne suñu paree léegi danañ ko séddale doomu aadama yi fi ñëw kuy dem yóbbuwaale sa sànke nga mën a aaru ci feebaru jàngoro boobu ñu naan sibiru waane beneen service bi nga xam ne tamit yàlla dimbali nañu muy le service bucco-dentaire nga xam ne alhamdulilah rabbil alamin kooku professeur Ali Bala mooy dugg noonu service am a ngi fi macha allah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin kilifa gu màgg professeur Ali Ba nekk urologue kenn du natable yëngoom bi nga xam ne mu ngi koy yëngu ci mbootaay gi jamono ju nekk dinañu envoyé lu mat ñetti urologue may nañu sax ay xale dugg fi néegu góor te dañul di ko wax jamono ju nekk saa yi nu waajee ba pare rek wax leen ma dinaa indi matériel indi ñu ko def te laajuñu leen dërëm loolu ñu ci sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin moo ñëw noonu di egsi ñu ngi koy sant yàlla xam naa dinañ bàyyi Cheikh mu gën a yaatal ci ay mbiram waaye li may gën a wax rek mooy ginnaaw service bi nga xamee ne moo nekk PNLP dem nañ service bucco-dentaire boo nga xam ne moo nekk ci biir ministère bi ñooñu ba mu fa demee ka ma fa fekk sama collègue la waxtaan ak moom may nañu lépp loo xam ne mën naa dimbali nit ci lu mel ni muy campagne yu mel nii moo xam ay garab la moo xam anesthésie la ba noppi nag am unité mobile boo xam ne daf ñu ko abal ñu ngi koy mën nañ faj nit li ñuy faj ci cabinet dentaire bi am na loo xam ne mën nañ ko faj fii nga xam ne mooy ci suufu bâche bi ñu dem tamit au niveau de ENDSS kam fa fekk tamit yàlla def na tamit professeur Daouda Faye moom it ñoo jàngandoo yàlla daal moom ma defal tawfeex fu service bu ma dem rek am na koo xam ne fekk naa ko fa du ñàkk àndandoo nañu cursus universitaire ba ma ko waxee li nga xam ne mooy suñu programme mooy it moo fa yebal camion bee ngeen di gis fauteuil dentaire moo nekk ci biir maanaam li nekk ci cabinet bi ñu mën cee faj ak produit yi ci nekk ak matériel bi ci nekk ak groupe électrogène bi ñu indiwaale lu mat juróom-benn nit ñoo xam ne ñëpp ay fajkat lañu depuis ce soo ba léegi ñu ngi fi di faj nit ñi ñu ngi leen di sant yàlla ci loolu léeg-léeg ma jaar fa xool li ñuy def waaye am naa yaakaar ne wax dëgg si yàlla su fekkoon maa koy def tamit mënu maa def lu ëpp li ñuy def kon nag maa leen di sant di leen gërëm ci kaw loolu tamit docteur Youssouf Tine at mu nekk day ñëw indiwaale équipe bu yaatu indiwaale garab ñii ay cardiologue lanu ñii ORL lanu wante tamit ay médecin nekk ci ba rakkam sax daf koy indiwaale ren bëggoon naa indiwaale jabaram nga xam ne moom ORL lay def tënk-tënk moo tax ñëwul kon kooku engagement am mook le docteur Sow le docteur Abdou Sow bi nga xam ne moom gastro-entérologue la mi ngi nekk hôpital principal nekk militaire ñoom ñëpp ñëw nañ teew ci bés bi taaral ko rafetal ko waaye tatagal gan yi parce que bi mu ñëwee dañ ne docteur léegi sa liggéey jeex na jox ñu li ci des ñu organiser ko nga xaw a am loo dallu tuuti ndax ñoo waroon bokk lépp comme nekk ñu fi woon ba bés bi tey jii jox ñu li ci des ñu doxal ko nu mu waree kon nag ñooñu ñu ngi leen jaajëfal bu baax am na ñoo koo xam ne tamit pédiatre la
moom loolu mooy spécialité bi mu jàngee médecine ba pare dafa dem spécialité ci pédiatrie mooy faj xale yi moom it ñoo jàngandoo lycée Malick Sy jàngandoo ba université ma ñëw wax ko bés fii mu ne mën naa bàyyi sama liggéey ñëw jàppale leen ci bés. am na koo xam ne sax dafay def chirurgie pédiatrique nga xam ne dañuy opérer xale yi maa ngi koy dégg mu naan am na xale boo xam ne keroog ba mu ñëwee dañ ko waroon defal amputation waajuram mu ngi am déng-déng ci loolu waane feebar ba mu amoon loolu rek moo ko mënoon faj ba mujj nañ amputé xale boobu. kon nga xam ne ñoom wax dëgg si yàlla ñu xereñ lañu ci wàllu liggéey boobu tey nag ñoo ñëw ànd ak ñi nga xam ne pharmacien lañu mu nekk docteur Souleymane Anne ànd ak ay xaritam ñëw nañu teew nañu ñu ngi liggéey bu rafet. wane li nga xam ne moom lay wax mooy dépistage bi nga xamee ne mooy diabète kan moo ko jiitee at mu jot dañ daan jot le professeur Seydou Nourou Diop mu ñëw fii waxtaanal ñu xamal ñu lan mooy feebar boobu yëkkati sunu jotaay yégal ko ci niveau boo xam ne ku nekk mën na koo dégg moo xam ki nga xam ne jàng na ko parce que dana ko ci yokk moo xam ki nga xam ne jàng ko te yor feebaru jàngoro bi dana la waay nan ngay aaroo sa bopp nan ngay faje nan ngay doxalee kooku tey jii le professeur Djibi Sow moom moo ko ñëw remplacer nga xam ne am nga fi sa doomu baay boo xam ne moo fi nekk xam naa boo paree nañ leen présenté ci suba ba léegi ñoom ñooy dimbalanteeg jaamu yàlla yi mu may xool léegi naa ma gis naa fi loo xam ne wax dëgg si yàlla sant naa ci yàlla xam naa bu jëlee kàddu dana gën a biral li nga xam ne moo ko sant loo yàlla ci organisation bi nga def kon am na ci koo xam ne tamit Moussa Fall lañ koy wax moom centre bi nga xam ne professeur Seydou Nourou fa la nekkoon moom dafa nekkoon infirmier di faj nit ñi pendant presque yàgg na parce que retraité na fi mu nekk nii bi ma ko waxee bés bi tamit moom hésité wu ñëw na kon nag ñëpp a ñëw ñu ngi liggéey bu rafet liggéey bu taaru nit ñi ñëw nañ ci suba teel na noo ñëw jaar na yoon ñu ngi sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan yàlla li daal yàlla na ko yàlla saxal yàlla na ko yàlla yokk ñi fi teew ñëpp yàlla leen yàlla fay képp ku fi jéemantu yàlla na yàlla fay la bi jaay nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà, je m'appelle Mohamed Aïdara. Donc, je suis coordonnateur scientifique en oncologie médicale et radiothérapie. Donc, si l'on l'a lié France, donc si wàllu cancer la man maa ngi teewal Asfiqou Saadikhin Europe ak Canada. Donc li may wax rek mooy ne bokk ci mbootaay bi bokk ci mbooloo bi bokk ci journée bi lu rëy la ci ñun ndax ñu ngi liggéey ak Asfiqou Saadikhin donc ñëw fii tey gis ko gis ni ngeen di liggéeyee lëvul dafay gën a dalal suñu xel ce qui fait que en tant que coordonnateur des activités de l'ONG en Europe et au Canada, cela est un honneur, mais aussi ça nous permet aussi de véhiculer ce travail-là auprès de nos frères qui sont en Europe. ñu ngi liggéey foofu noonu liggéey boo xam ne dafay wéyal rek liggéey bi ngeen nekkee fii li may wax mooy rek ne ñun ñu ngi ci dynamique développement nan la ñuy defee dynamique développement créer une solidarité active lan mooy solidarité active boobu médicaments yi nga xam ne moom la ñuy indi du nguur moo ñu ko jox du ay pharmacie moo ñu ko jox lan lañu wax day ne ku ci nekk mën nga dimbale sa morom ci sa bopp waaye bu ñu ko yónnee fii di nga ko joxee rek ndax fii tamit organiser nañ organisation boo xam ne képp ku ñu war a jox garab yi da ngay jaar ci médecin ba pare ndax loolu moo wóor donc boo jaaree ci médecin ba pare ñu jox la garab bi donc ñun bu ñu delloo fee dañuy wax sunu mbokk yi ne garab yi ngeen joxe fii la dugg ak fii ñii ak ñii la faj moo tax bu ñu amee chiffres yi fii daf ñuy gën a dimbale pour wax sunu mbokk yi nekk fële ne leen médicaments yi ngeen joxe woon daaw tant de personnes la faj donc loolu la leen gën a sawarloo waaye nag ñun yemuñu foofu parce que li ñu bëgg mooy arriver quand même ba léegi ci solidarité active boobu noonu dugal ci ay hôpitaux dugal ci ay institutions dugal ci ay nguur de sorte que solidarité day devenir réel ni muy devenir réel par exemple ñu ngi bëgg ut ay matériel médical ut ay plateau technique yoo xam ne dañ leen ko mën a yónnee ngeen jëfandikoo ko fii pour population bi mën ci bénéficier wu donc voilà nii la ñuy yëngoo foofu noonu par rapport ak activité ONG bi donc ñu ngi sawar trop ba pare di yëgal médecins yi ne leen journée yi mel nii bu leen fi kenn njëkk ñëw leen ndax nga rencontré fi ay patients yoo xam ne bu ñu ñëwee seen xel dajul ci fay la loolu lu am solo la ndax psychologiquement fay
da ngay ñëw man damay ñëw consulter médecin parce que dama lay fay lu ma neex laa lay wax nga faj ma mais yow nga ñëw médecin bi kii ñëw seet si la xam na ne du la fay dara donc mu ngi yaakaar si yow nga wax ko lan mooy jàngoroom donc loolu opportunité la si métier médecin donc beneen bi tamit si patient yi ñëw leen fii si journée yi mel nii ndax am ngeen opportunité pour gisanteeg médecin yoo xam ne ñoom te loolu moo leen tax a jóg yaatu nañ am nañ suffisamment de temps pour déglu leen am nañ suffisamment de temps pour conseiller leen de sorte que bu ngeen jógee fii ak lu leer ngeen di demaale léegi may oo aussi nguur ñi ne leen bàyyi leen xel ONG bii nga xam ne mu ngi en développement sukkandikuwul si kenn si boppam rek la sukkandiku waaye nag mu ngi arriver à organiser une journée comme ça mu ngi arriver à faire des partenariats au niveau international ba pare di oo institution yi tamit ONG yu mag yi ne da ngeen bëgg a liggéey bi Sénégal bu ngeen Sénégal développé si wàllu santé liggéey leen ak ONG bi mel nii ndax ONG bii gis ngeen liggéey bu muy def fii mobiliser plus de 30 médecins patients et plus de 1000 patients peut-être si dans la même journée avec beaucoup de spécialités loolu organiser ko ñëpp xam nañ ne yombul waaye ñu ngi koy def ngir seen propre moyen sàkkuñu si yéen ay ndimbal maanaam assistanat déedéet dañuy bugg partenariat de développement parce que lu ñuy soxal mooy développer nit ki parce que nit ki bu développé rek kii bi communauté bi dina développé communauté bu développé rek dëkk bi dina développé dëkk bi bu développé rek kenn du ñu yàq donc si dynamique boobu lañ nekk ci jëfee te ñu ngi siy jëfee aussi ak ONG bi surtout si njiital Cheikh Saïd Sall bi nga xam ne moom mooy président ONG bi donc ñu ngi sant di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi di sant suñuy waajur sant yàlla sant yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te teew fii am mbégte lool ñëw fii tey ci journée bu mel nii nga xam ne suñu kilifa di professeur Seydou Nourou Diop grand diabétologue moo ñu fi teewal moo ñu demandé ñu représenté ko fii ñu ngi nuyu sëñ bi di leen ne asalaamaaleykum te ñu ngi nuyu aussi kii nga xam ne moom la ñu jokkalante ba yegg si fii muy docteur Souleymane Ndour ba nga xam ne ñaari yoon nañu déggante téléphone te tegtal bi leer na nañ ba ñu mën a yegg si fii ñu ngi koy gërëm parce que buñ fi ñëwee it gis nañ ni organisation bi sur le plan médical jaar na yoon te ñu ngi ko ci gërëm te gis nañu xam effort yu mu def ba yëf yi yegg si fii sentir nañ ko xam nañ ko suñu collègue lañu médecin nañu kon suñu gisee yu mel ni dañuy xam ñi ngi gërëm aussi suñu ay maître di professeur ci université ba di professeur Ba ñu ngi koy gërëm di koy nuyu te équipe bu mu envoyé fii di urologie gis nañu ko te vraiment liggéey bu am solo la xale yi nekk di def si kuppalam kon cher maître ñu ngi lay wax bonjour parce que ñun gannaaw casquette docteur am nañu casquette aussi professeur à l'université Cheikh Anta Diop di fay jàngale di jàngale université Thiès di jàngale université Saint-Louis ba si université de Ziguinchor kon nu mu nekkee professeur des universités xam nañu liggéey bu muy def ñu ngi nuyu it aussi kii di représentante ministre de la santé parce que mooy suñu kilifa parce que teewaay bu mel nii représentant ministre bi toog kon madame le ministre ñu ngi lay nuyu di lay gërëm gannaaw représentant ministre ba nga aussi suñu naataango collègue docteur nga parce que xamante wuñu mais liggéey bu am solo bu muy def ci programme national de lutte contre la tuberculose bu ñu la namee ci jamono yooyu nga remplacer docteur Lo loolu liggéey bi nga fa def rénové ko moo taxit bi nga dugg si maa ngi njëkk seet far ngay jaar seede yàlla mais bu ma gisee ni mu gis PNT
xam naa ne am na lu bëri lu mu koy fàttali parce que seen groupe bi ñu ngi ma romb fii may xool seen démarche mais moom particulièrement na démarche am laa xool pour seet lan lay yëg par rapport ak lu mu jotoon liggéey ci PNT ak tey casquette bu mu yore di représenter ministre bi kooku boo leen xoolee ci tànt bi moo fa mujj génn maa ngi koy seet kon nag madame le ministre ñu ngi lay nuyu di lay jaajëfal te di sant aussi di xam liggéey bu am solo bi nga ci def kon nag ñi fi toog ñëpp dégg nañu intervention yi xam naa nag Seydou Nourou professeur Seydou Nourou Diop ngeen tàmm dégg waaye du yomb trop que ma mën a wax comme Seydou Nourou lu muy waxee parce que ñu ku xam professeur Seydou Nourou xam na vraiment que lu mu xam ci diabète bi nàmp ko vraiment dañuy jéem rek tënk askan bi wax leen tuuti ci wàllu feebar bu mel noonu professeur Seydou Nourou Diop nag xam naa ne heure bi am na lu ko metti trop parce que bëggoon na fi teew parce que man jàngal na ma presque pendant 15 ans ci ay élèves am laa bokk mais journée bu mel nii particulièrement lu ma njëkk a frappé c'est que Seydou Nourou dafa dawal otom ñëw bi sama kër pour wax ma journée bu mel nii parce que fii mu ne programme la boo xam ne dañu ko tënkoon il y a 1 an moo tax mënu fi teew mais moom ma waroon a woo ma fekk ko këram mais moo dawal otom ñëw bi sama kër waxtaan ak man ci journée bu mel nii te il a demandé fermement naa fi teew moo tax sama activité yépp donte on est très chargé mais bés bi bokk na ci loo xam ne suñu programme prioritaire la ci journée bu mel nii kon lu mel noonu moo tax ma gën a xam importance su journée bi ngeen organisé gannaaw loolu nag ci ONG bi tamit ñu ngi leen di gërëm dégg naa lu ñu fi wax monsieur le représentant des systèmes de santé sa kàddu rafet na trop te seen teewaay fii xam nañ ko parce que su wàllu diabète ñun moom nañuy yëngatu diabète mooy maanaam lu ñu naan maladie chronique dinañu sawar trop toog fii tey di wax tuuti ci maladie chronique parce que boo leen xoolee même politique ministère ci at yu génn dañ doon wax ni tuberculose sida wala paludisme mooy maladie infectieuse ñoom ñooy gën a rey ci àdduna bi booba maladie chronique yi comme diabète hypertension mooy ñuy wax maladie cardiovasculaire yi ñoom donte politique yëpp bu ñu ko accès woon ci maladie infectieuse dañoo remarqué ni maladie yooyu boo leen xoolee tey paludisme gën a reculer tuberculose donte mi ngi fi waaye am na lu jéego yu bëre lu ci gars yi def léegi maladie chronique yi nag ñoom ñoo ñëw au devant de la scène te ñoom ñoo gën a mën a rey ci àdduna bi bu ñu xoolee diabète kese boo boolee tuberculose sida paludisme ñoom ñett boo leen boolee ci lu ñuy rey diabète moo leen ëpp moom kese kon dafa am importance si journée yi mel nii ngeen organiser ko parce que nit ñi dañuy yaakaar ni faj doomu aadama mooy kii ñëw li ñuy fàtte mooy action de prévention ak action de sensibilisation parce que bu ñu toogee fii table bi kese mën na doy ci journée table bii ñu teg fii soxlawuñu sax mu am ay tente ci biir parce que ci biir table bi renseignement yu bëri mën nañ fi génn te lu ñu seetlu mooy li may wax ñi toog ci table bi ma ne leen bi ngeen fi toogee ak tey lu mu gàtt-gàtt gis nañ fi juróomi nit ñoo xam ne musuñu woon xam ni am nañu jàngoro diabète te ci 4 grammes nañ leen dépister ak 5 grammes ñi ngi dox loolu kese doy na pour que journée bi ñu mën ko gàttal yem ko ci sensibilisation ku ci jaamu yàlla nga ñëw bi ci journée bii nga gis kenn ku musul xam ne feebar na te boo ko bàyyi woon tey mu dem këram def coma yow nga génne ko wax ko faj ko sensibiliser ko te musu ko xam loolu mooy action positive loo xam ne ci wàllu santé publique kon yii action yii ñuy def dafa am solo trop parce que nit ñi dañuy seet ni ku feebar ñu faj la nga am sa jàngoro nga ñëw ñu faj la
mais waaye am na ñoo xam ne parce que diabète surtout diabète type 2 mooy boo xam ne moo gën a bare ci askan bi mën na nekk ak yow lu yàgg te doo ko xam c'est une maladie sournoise àndandoo la boo xam ne mun na bañ a feeñ chance la nag mu feeñ ci yow nga xam ko di koy faj waaye am na ñoo xam ne jour bu ñu koy xam mais jour boobu nañuy def complication malheureusement su fekkee prise en charge bi baaxul mën nga jaaree foofu jaaree dem ci autoroute à péage bi kon action de sensibilisation yi am na solo trop te da ngay gis nit mu ñëw nga dépister ko ñaata gramme nga am 4 grammes ah yéen seen appareil bi ba baax na ñu ne ko ah sant nañu yàlla parce que tey ci journée bi gars yi prévoir nañu juróomi appareil waaye ñu xool ci juróomi appareil yëpp ñu nekk 4 grammes 4 grammes 4 grammes kon kooku nga génneel ko feebaram loolu mooy action nit nag pour mu xam ne dafa am diabète parce que diabète ko maladie chronique la boo xam ne ci problème pancréas moo am problème sécréter lu ñu naan insuline hormone la boo xam ne saay bu nit lekkee suukaram day yéeg pancréas bi dafay sécréter benn hormone boobu mooy dem fekk suukar si mu dugal ko fu mu ko war a dugal ñii am diabète nag seen insuline moo manqué wala liggéeyam moo des ba nga xam ne suukar bi bu yàggee ci deret bi loolu mooy andi diabète ñu defal la nga dem def ay signes yoo xam ne comme ngay tuur ndox lu bare daawa ko def ngay jóg benn yoon ñaar ñetti yoon ci guddi gi ngay naan lu bare wala ngay lekk nga sentir sa bopp ni yaa ngi jeex war nga dem seeti docteur mu defal la dépistage comme bu ñuy def nii dépistage bi nag dafa am pour ñu naan nit da nga am diabète il faut que nga dem ci docteur mu wax la ko parce que ñu bëri it dañ leen wax ni da ngeen am trace wala ñu am diabète te xamuñu ko wala ñu wax leen ni am nañ diabète ñu nanguwuñu ko parce que problème yëpp foofu la nekk nit nag boo amee jàngoro du tey lañ may tere mais dañ la wax rek changer jikko changer doxalin suukar bu dépassé 1 gramme 26 OMS sax wax na ko dañu donte maladie chronique la maladie boo xam ne da nga koy yor sa giiru dund parce que diabète du wër ki ko xasa yor moom ngay yore ba sa giiru dund àndandoo la ñii nga xam ne amuñu diabète te seen taux jege trop ak diabète gis nañ ko fii duñu jeex duñu xaaj parce que booy def sa dépistage dafa am ñu normal am ñu am diabète mais ñi nekk ci diggante bi nga xam ne ñooñu bu ñu moytul tuuti ci diabète nañ jëm journée yi mel nii nag ñu gis ñooñu moo ëpp solo parce que ñooñu nga gis ko ne ko sëñ bi moytul soo changé wul sa jikko yaa ngi dem ci diabète ñooñu nag bu ñu ñëwee fii ci ñun ba ñu leen dépister wax leen lu ñu war a def ba ñu changé seen jikko ba nga xam ne du ñu am diabète wala bu ñu koy amit tamit dina yàgg lool loolu mooy lu am solo parce que ñëpp xam nañ ni diabète lu tax ñu koy faj dafa di maladie chronique bu nekk ci deret bi te deret comme fépp lay nekk day joxe ay complications yu doy waar complications yooyu nit ñi ñu ngi koy faral di nemmeeku mooy AVC yu ñuy wax boo leen gisee AVC bare parce que diabète bi moo fi bare diabète fu mu nekk tension mi ngi fa à part AVC am na ay amputation te mara détail yi nga gis benn jeune ñu amputé ko loolu dafa doy waar mën na yàq sax liggéeyam parce que léeg-léeg sax nga gis ay pilote de l'air bu ñu leen amputé kooku mënatul yéeg ci avion bi mënatul dawaltaan avion bi kon ay complications yu bëri la diabète di joxe léeg-léeg ngeen dégg ni diw mi ngi def malaise feebaru malaise léegi dafa xew anamu moom de dafa def malaise anamu jaaree na foofu dem na fekk na amoon na diabète bu yàgg te feeñul manifesté wul kon nañu moytu yooyu ñuy dem defi dépistage ñuy xool sànq am na kenn ku ko wax fii mooy première intervention bi dafa ne presque nit ñi dañu war a di dem seet seen yaram am na solo parce que suñu xoolee ñi am diabète tranche d'âge 40 ans 50 ans 60 ans nit ñi dañ doon wax ni diabète hypertension feebaru tubaab la des malades des pays occidentaux mais foofu nañu juumee parce que ñii nekk fii ñoo nekk foofu te ñun ñooñu tamit ni ñuy dundee ñu ni tamit léegi moom nañu dundee
dañoo changé jikko yi nit ñi defatuñu duñu tàggat seen yaram duñu defati activité physique koo ci gis mi ngi jàng sewruut am na xaalis tuuti koll bi génn na te koll boobu di génn bokk na ci obésité te obésité bokk na ci luy mën a andi diabète kon nit ñi dañu war a seetlu li nit ñi doon def di def activité physique yi boo leen ko seetloo tuuti suñu maam yi am na nuñ doon doxalee ba nga xam ne dañuy nekk ci village yi di liggéey di dox di tàggat seen yaram ak nu ñu ko mënee ba nga xam ne boo xoolee diabète bi mu ngi gën a bare ci pays occidentaux yi kon tey ñun changement yooyu nañu bëgg li may wax mooy surtout au niveau du ministère de la santé parce que sànq wax na ko mu ne que ñun dañu war a wàcc au niveau des populations mais c'est vrai vocation médecin monsieur le représentant de l'ONG c'est que ñun dañu war a wàcc au niveau des populations parce que amul benn médecin te maa ngi wax sous le contrôle du professeur amul benn médecin bu def thèse am mu waat te ci biir thèse bi dernière page amul recommandation foo leen gis thèse am na recommandation lan moo ñu war ak population bi lan moo ñu war ak hôpital bi ak lan moo ñu war suñu diggante ak ministère de la santé toujours kon ñun lu ñu war ñun journée yi mel nii buñ ñu invité suñuy njëkk ñëw nañu bokk dañuy ñëw wax ak population bi parce que population bi dañoo soxla ki leen déglu kiy wax ak ñoom ki leen déglu parce que buñ fi ñëwee tey gannaaw sax diabète am na fi yeneen feebar yoo xam ne génnee nañ ko fi parce que j'ai eu à faire le tour des stands mais liggéey bu am solo li ma regretté rek mooy bu may ñëw fii andiwuma ay fiche ànd ak yenn étudiants parce que thèse sax xaj na fi kon parce que li nga wax rek mooy dañu war a jël données yi yóbbu leen mais données yooyu c'est extrêmement important dañu ko war a jël am ko xam ko parce que ñu xam fan nañu déparé parce que bu ma ñëwee fii j'ai été émerveillé par cette organisation dem naa sax ba laaj ñii naka nañu def ba yegg si fii benn xale bu jigéen tontu ma ne ma ah ñii de dañoo démarré ci ay rideau nañu démarré ma ne nag c'est ça il faut pas qu'on attende que le ministère fasse quelque chose il faut que nous-mêmes ci lu ñu am ci lu tuuti nañu ci liggéey te lu ñu mën a liggéey xeex diabète ak maladie chronique ak hypertension mooy ñun suñu bopp nañu changer jikko yi nañu changer doxalin yi waxuñu ni dañ lay tere lekk mais nañuy tàggat suñuy bopp di lekk moins sucré ñu moytu di lekk suukar bu bari ñu moytu di lekk muy saf xorom ñu moytu di lekk lu niin parce que fu ñu waxee diabète problème suukar am na problème cholestérol mi ngi fële tam de côté te yooyu yëpp boo leen bokkee ñoo bokk ndey ak baay ci maladie cardiovasculaire te ñoom ñoo ëpp luñ fi rek famille boo dugg góor gi am na tension wala mère bi am na diabète wala kii am na problème cholestérol am na nag ñoo xam ne malchance nañu am ñoom ñett yëpp nañu boole kon nag li may wax yàgg naa ko wax ci rajo bi yàgg ko wax ci télé bi yàgg ko wax ci réseaux sociaux yi man mënuma comprendre nga yore sa oto bu rafet yore sa 4x4 bu rafet semaine bu nee nga yóbbu ko ñu defar ko ba mu rafet te yow mii di borom kër gi te doxal kër gi te boo feebaree kër gi yëpp feebar waaw lu tax doo dem garage yow it da nga war a dem ñu seet sa yaram mais da ngay gis nit nga laaj ko mu ne la bu ma gëjee ci docteur bi depuis ma jógee Kenya la kañ la jógee Kenya il a quitté Kenya quand il y a 10 ans ce n'est pas normal il faut que ñun ñu changer suñu jikko loolu mooy prévention dafa am lu ñu naan prévention primaire mooy koo xam ne dara jotu la mais fexeel ba bul feebar te feebar maladie chronique yi donte ñi ngi ko doon gis ci mag ñi léegi ci gone yi nañ koy gën a gis parce que gone yi léegi dañoo nangootul def activité physique xale boo fi gis dem na outil dispense scolaire te looloo gën a bon kon moom lay wax toujours ministère de la santé su ñu bëggee xeex maladie chronique du caage ne dañuy xaar ba nit ñi feebar ñu leen di faj dañu war a wàcc ci école yi wàcc ci xale yi ba ci xale élémentaire ñu jàngal leen lan mooy diabète lan mooy bon comportement parce que xale boo ko tàmmalee lekk benn bekk suukar mu màgg ak moom bés bu amee 40 ans donte feebaru diabète foofu lay gën a ñëw kooku boo ko joxee ñaari bekk suukar da koy bañ parce que làmmiñ bi daf koy tàmm dañu war a tàmmal xale yi ci seen papille gustatif tàmmal leen ni da ngeen war a def activité physique parce que léegi boo xoolee dans les pays ñii di tukki xam nañ ci dara boo xoolee léegi
tendance bi en Afrique moo ëpp feebaru maladie chronique diabète hypertension que les pays européens wala les japonais boo xoolee te amul japonais booy gis mu pata japonais yaa ngi tuuti parce que dañoo xam ni ñoom bu ñu demee ba nekk mag su ñu bëggee seen système de santé dox te ñi il faut que ñi wër pour nga wër nag xale nga koy ci bas âge ngay noot xale yi jàngal leen ko ñu xam ko boo leen defoon tey enquête tuuti rek ngeen laaj tey ci suba ñaata bekk sukkar ngeen def si seen ndékki seen café bii ñu leen jox di nga gis la moyenne était à 6 ou à 7 j'ai fait une petite enquête la 6 à 7 mais c'est dramatique parce que yooyu nit ñi di tàmm di màgg nit ñi mënatuñu naan café sax sans suukar il faut que ñu def ko ba mu saf saf te lépp loolu mooy andi ay maladies chroniques kon nag nañu changer jikko yi ñu changer comportement yi loolu mooy prévention primaire prévention secondaire mooy kii nga xam ne dafa am benn maladie chronique boo ko amee da ngay nangu ni àndandoo nga am waxuñu la terewuñ la bàyyil bul def li déedéet dañuy seet loo man loo attan nga changer ci sa doxalin donte sax dama koy wax ma ne nit bu nekkee jigéen amul borom kër waaye buy sol ay tubéy di dem fu ko neex bu amee borom kër rek dafa war a changer ci ko buy dem day tàggoo ne ko monsieur fan laa jëm maa ngi dem fii ak yooyu waaye tere wuñ ko dem seeti ay xaritam mais dañ ko ne changer sa doxalin parce que léegi bële yoon amoon jëkkër léegi da nga am borom kër kon changer doxalin boobu moom la ñuy soxla ci maladie chronique yi kii nga xam ne dafa feebar te am diabète ne jege docteur am muy dem ñu koy wax le bon message malheureusement nag nit ñi dañuy dem foo xam ne kenn xamu ko wala ñu dem du ñu ñëw consultation ñuy dem ci ay ñu leen di jox ay reen ay garab bañuñu ko mais xamuñu ko man jànguma médecine boobu li ma xam mooy nit ku ne balaa ngaa naan dara il faut nga vérifier sa foie il faut nga vérifier sa rein parce que dialyse bi lu tax mu gën a bare parce que si comportement nit ñi la dañuy dem di naan lu kenn xamul te xamuñu seen rein fan la toll kon nañu moytu yooyu ñu changer jikko yi ñii nga xam ne daaw ñu tàggat seen yaram ñuy yëngal seen yaram bu ñu amee poids comme obésité ñu gën a jeex léeg-léeg nga gis benn jigéen ñëw ne la docteur man daal dama bëgg nga jox ma garab bu may yaram parce que sama borom kër ñëw na te sa aawo bi moom wala ñaareel bi moom fi mu ne nii tabar fakk la déet ma ne ko déet madame plus yaa ngi wàññeeku rek plus yaa ngi nekk ci sa jàmm parce que nit ñi comprendre ñi plus yaa ngi jeex plus yaa ngi nekk ci sa jàmmu yaram kon nañu changer jikko yi ñu doxal ñuy dem di waxtaan ak nit ñi ku xamul nga dem ci docteur mu xamal la kii nga xam ne nag toog na war a def dépistage tey gis na ni suukaram normal na mën na ko répéter 6 mois plus tard soxlawul sax mu koy def tout le temps mais kii nga xam ne nag dafa feebar may jege ay docteur am ñuy waxtaan ak moom loolu laa amoon lu ma ci sandi parce que diabète mun naa ci wax fii ba suba mais tënk ko rek ñu xamee ko noonu. bismillahi rahmaani rahim maa ngi kontaan trop ñëw fi tey teewe fii ci bés bii di leen wax nag vraiment war nañu remercier bu baax a baax Cheikh Saïd mi jiite lii te di ko doxal bu baax di remercier aussi docteur Ndour nga xam ne boo gisee lii yëpp mun a am moom moo ko orchestré ba mu egsi fii consultation yi boo gisee ni ñu koy defee spécialité yi ñëw amul benn rëq-rëq yëpp nekk dans de très bonnes conditions loolu liggéeyam la kon ñu remercier ko bu baax a baax di ko wax nag urologie équipe hôpital Dantec urologie service urologie bu Dantec ñoom toujours pare nañu pour ñëw fii lu ngeen soxla ci médecin consultation muy bés bi wala beneen bés bu ñu ko yëgee dinañ ñëw man maa fa nekkoon at yu yàgg léegi jël naa retraite waaye ñi ma remplacé foofu waxtaan ak ñoom ci li ma doon def fii ba ànd nañ ci ak man ne ñu ne ma waxal docteur na lu mu soxla rek ni ñu bind wax ñu ko ñu yónnee ko waaw muy consultation muy leneen te it li ñu doon def aussi xale yi ñu war a dugal néegu góor loolu it pare nañ ci amul lim bi amul limite lu ngeen dajale ci ay xale rek xam ne amuñu moyen bu ngeen leen ko waxee dajale wax leen fan la ñoom dinañ indi personnel indi matériel indi yëpp defar ko yëpp ba mu baax loolu pare nañ ci pour loolu laa bëggoon wax fii ci parce que man léegi retraité naa ñoom laa bàyyee foofu waaye nag li ma doon def yëpp ñoom xëy na sax dinañ def lu ko ëpp pare nañ pour loolu donc bul hésiter pour di leen contacter
muy conseil muy lépp loo soxla loo xam ne ci affaire urologie la buñ ko yëgee rek ni ñëw sawar nañ ci lool équipe bii ñëw fii ren ñoom ñoo leen envoyé fii professeur Ndoye moo fa nekk léegi moom moo leen envoyé fii te bi ma ko waxee yàggul maa ngi ko wax lundi laa ko ne ko ah man kat dama doon def consultation dama doon ñëw ci fii di fi def consultation gratuite mu ne ma amul benn problème luñ soxla rek nañ ma ko wax ñu ñëw donc maa ngi ko wax altine wala mardi te yónnee na équipe léegi bi leneen lu ngeen soxla rek bu ngeen ko waxee di remercier aussi ci présence fii la représentante du ministre de la santé moom nag xamee wuñ ko conseil technique ñu ko xamee ci programme lutte contre la tuberculose dirigé na at yu yàgg yu bëri te am na fa ndam parce que tuberculose léegi boo gisee mu xaw a dellu ginnaaw liggéeyam la parce que liggéey bi du say rek faj nii waaye santé publique dafa am doole tax nañ fi mu nekk ni programme bu tax na ba léegi actuellement buñ ku ñu découvrir tuberculose foo mënti nekk ci réew mi li ñuy jox garab faj la ba nga wér te doo fay dërëm quelle que soit complication maladie loolu laa ko doon laaj léegi nii sax mën na ko waa mais bu fekkee am na ay forme de résistance nga xam ne yeneen antibiotiques yu gën a am doole la ñu soxla yu gën a cher mu ne même loolu programme jël na ko en charge daf koy def donc vraiment ñu remercier ku ci loolu pas seulement li mu nekk représentant du ministre de la santé mais li mu diriger programme de lutte contre la tuberculose d'une façon très efficace loolu daal laa bëggoon leneen nag docteur kii nag matal na ko moom mi remplacé Seydou Nour foog naa ne li nga fi wax Seydou Nour mu loon wax lu ko ëpp munu ko wax nga lépp motal na yëpp surtout conseil yi mu joxe c'est extrêmement important dans la prévention li mu wax ne nit boo dem ba xaw mag tuuti même bu la dara jotul lekk lu wax wàññi xorom wàññi suukar wàññi lu niin lu baax la ci ñëpp donc conseil boobu ku nit ñuy jàppee rek ba appliqué ko dinañ gis dina faj lu bëree prévenir lu bëri loolu affaire urologie nag moom soxla prévention bi nit ñi xam nañ ko dafa am feebar yoo xam ne moom day ñëw rek avec l'âge plus ngay mag plus muy ñëw li koy kii rek mooy boo yëgee dara yeewu guddi di tuur ndox lu bëri di tuur muy calé en ce moment là nga dem seeti docteur mu xool ko balaa problème complication di am te aussi lenn li koy prévenir mooy boo soxlaa tuur ndox am foo ko defee dama def ko téye ko baaxul waxtu julli jege nga ne waaw man dama bañ toj suma njàpp di xaar kooku baaxul dama nga tuur ndox nga jàppaat même bu fekkee julli dina raw sax na la raw mais bul fa nekk di yëngu julliloo ak saf taw bu kooku baaxul waaw yooyu daal buñ ko appliqué et puis naan ndox bu baax naan ndox dafa baax xam nga mag plus ngay dem mag plus dootoo mar donc bul xaar ba mar pour naan da nga naan tey dinaa naan litre nga séddale ko naan ko naan 2 litres nga séddale ko naan ko mais bul xaar rek ba mar parce que boo koy def boo demee ba passé yenn at yi dootoo marati mun nga woor ba ngoon sax naan sa café sa xel du nekk ci ndox donc loolu naan ndox dafa baax ci nit ak tuur ndox boo ko soxlaa rek def ko bañ ko téye waaw loolu laa bëggoon rek wax nii rek di remercier ñëpp nag di remercier nag Cheikh Saïd. salaamaaleykum mbooloo bi nuyu bu baax le Cheikh Saïd Sall di ko nuyu bu gën a kawe di nuyu aussi sunu professeur médecine yi nga xam ne ñi ngi fi muy professeur Aliba di professeur Sow di nuyu aussi coordonnateur action sanitaire bu ONG docteur Ndour bi nga xam ne organisation bi yëpp mën naa wax ni ci loxoom la jaar di nuyu aussi le représentant de l'OMS ndax ñëpp xam nañu ni am benn teewaayu santé bi nga xam ni représentant OMS ma nga ca loolu yombul di nuyu aussi sunu mag sunu xarit DG Babacar Matar Ndiaye di sunu xarit bu yàgg ba léegi di nuyu kilifa diine yépp yi fi toog kilifa aada yi di leen wax nag ni man dama ñëw pour jottali nuyoo ngërëm ak encouragement de monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr pour action yi nga xam ni le Cheikh Saïd mi ngi koy def fii ci Guédiawaye ci Parcelles Assainies ndax depuis ay at mi ngi am luñ naan initiative sanitaire de proximité parce que ñun léegi consultation gratuite yooyu ñu
ko tuddee initiative sanitaire de proximité mu nekk leen li nga xam ni lu baax la ci population bi mais luy dooleel la aussi système de santé parce que ñëpp xam nañu léegi système de santé secteur public bi daf ci am wàll daf ci am contribution secteur privé bi daf ci am contribution mais communauté yi tamit ak population yi dañ ci am wàll bu baax donc initiative yëpp yi nga xam ne ñi ngi koy def te muy dooleel système de santé bi ñun dañ koy rafetlu kon nag tey bu ñu ñëwee gis fi ay spécialité yu bari parce que gis nañu ni mi ngi màgg bu baax parce que man juróom-ñetti at a ngi nii may suivre action bi di ko suivre en tant que coordonnateur de programme tuberculose maa ngi rafetlu sax ci loolu témoignage yi nga xam ni vraiment jot nañ ko wax yépp parce que ñun ay taalibe système de santé bi rek lañu parce que fu ñu mënti nekk il faut que ñu fexe ba jottali action yi nga xam ni gouvernement bi moom la war a def ci population bi donc mission boobu la ñu amoon ci programme tuberculose te kontaan naa trop xam ni mission bi nga xam ni dañ ma ko dénkoon defoon naa ko aussi nu mu gënoon a rafet donc professeur maa ngi leen di remercier bu baax docteur Sow lii nag dafa nekk leen li nga xam ni dafay indi taw féex population bi parce que consultation gratuite yi ñuy wax initiative sanitaire de proximité nekk na ay services yi nga xam ni ku fi ñëw feebar mën nañ la saytul sa yaram génneel la sa feebar te suñ la génnelee sa feebar ba nga commencé di ko faj loolu bénéfice la pour yow mi ñëwoon ci consultation bi ndax sa feebar da ngay continuer di ko faji ji ci structure de santé yi soo fi génnee mais dooleel la aussi ci système de santé bi parce que dafa nekk lenn li nga xam ni ñun dañ ko waroon def ci centre de santé yi mais askan bi di ñu ci jàppale donc loolu lu ñu rafetlu la lu ñu rafetlu la ci ministère de la santé parce que xam nañu ni feebar yi bare nañu léegi professeur Sow wax na ko léegi maladie transmissible yi ñi ngi fi ba léegi muy tuberculose muy VIH muy paludisme donte nag def nañ ci ay jéego yu am solo ministère de la santé waaye am na yeneen façon feebar yi nga xam ni feeñ nañu léegi muy maladie chronique yi à soins coûteux di gaañ population bi di leen lor loolu tamit dafa nekkaat priorité te boobu ba léegi ministère de la santé mi ci def ay jéego yu am solo ci wàllu diabète ci wàllu hypertension ci wàllu yeneen maladie chronique affaire u rein yi yooyu yëpp ñi ngi ci def ay jéego yu am solo donc ñun Serigne Cheikh Say donc li nga xam ni moom ngay def di ko perpétuer depuis des années loolu lu ñu rafetlu la ci système de santé bi te monsieur le ministre nee na pare na pour gën a ubbil département am bépp service bi nga xam ni ci responsabilité am la nekk ñu gën la jàppale pour que sa consultation yi gën a am doole parce que askan bi nga koy defal mais aussi système de santé bi nga koy defal donc loolu laa amoon li nga xam ni vraiment bëggoon naa ko jottali ci turu monsieur le ministre de la santé mu lay feddali nag aussi coloréem di la feddali ay salutations ak ay remerciements am di wax ni vraiment liggéey bi nga xam ni yaa ngi koy def fii ci Géejawaay ak mi ngi koy gis bu baax te dina ci gën a def loxoom donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant. ñoo ngi dellu di sant yàlla di julli Seydou Wujjoot Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñëpp ci asalaamaaleykum wa rahmatullah jiital si kilifaay jotaay bi te docteur Marie Sarr yow mi nga xam ne yàgg nga ànd ak ñun teewal fi ministre de la santé ñu lay gërëm maa ngi gërëm suma mbokk mu doomu ndey xaqan di professeur Ali Ba yàgg na ànd ak ñun si lii ñu nekk
ndax ñoom loolu rek moo leen yitteel dimbali yàlla si jaam yi. maa ngi nuyu suñu mbokk Sidi Ahmed Taban télévision Mauritanie docteur Khassoum Diallo OMS Genève Alaaji Mokhtar Ndiaye suñu papa Basir Seck docteur Djibi Sow maa ngi lay gërëm mbat ga kuutalu Seydou Dóoru Diop ndax ñu fi jàngale yaatu na lool te dina jëriñ su ngeen gisee may wax ne tënk leen ci français ndax du ñun rek parce que ba saa def na dafa yaatu mu ngi fu nekk si àdduna bi am nañu si bokk ñoo xam ne dégguñu olof moo tax Mouhamed Aïdara mii nga xam ne moo bàyyi ko Paris xam na loolu bu baax a baax ndax dañ koy yóbbu wan ko ñeneen ñi ne leen ñi ngeen di dimbalee si lañ nekk maa leen di gërëm man nag maa ngi sant yàlla ndax boo amee lu baax di ko joxe te nit ñi ñëw jël si ko doo am yoolu jëf ju baax kon ñi nga woo ñu ñëw nga dimbale leen yow yaa leen war a gërëm suñu sëriñ Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass daf ñu jàngal bu nit ñëwaan laaj si daf ko jox lam am ba pare ne ko nag bu fi gëcc bul fi gëcc kooku xam nga del ma saafaan ama saay la fa tanhar laajkat bu ko gëdd soo amee jox ko sax mu ne ñaanal ko encouragé ko mu ñëwaat ndax moom bu ñëwee jël si yow da ngay am yoolu joxe ñun moo tax lii mooy suñu mbir dimbale yàlla si jaamam yi nag dañuy tàmbalee suñu bopp mel ni méngoo ni ñuy wuyoo jullit lañu ñu am comportement bu méngoo comportement jullit di ko waxee di ko jëfee sa boobaa nag ñu mën la si roy moo tax ren ay bi ñu tànn programme moo ko mooy nekkoon na si Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jikko yoo xam ne doy na roy waaye képp ku gëm yàlla ak bés penc te ay boo ko toppee day dem yàgg mu ne melokaan yooyu ku ko mel di nga dem ba nooneel gi nekkoon si diggante ak ñeneen ñi wëlbati ko nekk cofeel asallahu an yaj'ala baynakum wa bayna alladhina aadaytum minhum mawaddatan foofu la terale kooku nag donc defe naa woote gënu ko rafet ñun lii lañ gëm képp ku yàlla dimbale yow am nga njukkal fu delloo ko si jàmm yàlla yi ndax képp ku réussir na la wóor ne ñu bare participer nañ si réussite boobu directement ou indirectement kon yow ñi nga tane nga dimbale leen loolu moom la yàlla bëgg moom la gërëm ñun loolu moo tax ñun lii mooy suñu priorité fi mu nekk nii wax ngeen ko léegi ñu ngi tàmbale woon ci ay tànt mu ngi gën di yaatu ndax lu baax yàlla daf koy fay à partir de 10 ba lu amul àpp ndax yonent bi saa salaam moo ko ñaan kon man maa ngi sant yàlla woote ñu wuyu si la yombul waaye nag anam bii nit ñi di wuyoo si gis nañ si seen bopp te loolu rek mooy mbir mi te nag maa ngi gërëm ñëpp di wax ne sa kanam rek incha allahu waxtu wi naaj na lool xam naa ne subaar passé na bu yàgg ñu fexe joxe sànq yi bu ko defee del di dem kër ga xewlu ba beneen yoon incha allahu jazakumullahu xayran ku ma fàtte tudd itam rek xam ne tudd naa la
rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. yàlla may nañu ñu fekkee ko ñu ngi wax alhamdulillah, ñu ngi ñaan yàlla nañ ko fekke waat déwén ñu tal ko mën ko lépp luñ ci def ren déwén ñu def mu gën a rafet mu gën a taaru bi barakati saydi wujudi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yaa cheikh, dama ñëw présenter la ñenn ci équipe yi nga xamee ne li nga gis tey muy consultation médicale gratuite bi ñoom ñoo ko taxawee. wax dëgg si yàlla liggéey bu rafet, liggéey bu taaru ak dogu yëg ne lii ñoom ñoo ko moom. parce que ku ci pare rek mu wax ne ah docteur de ñun kontaan nañu au lieu que ñun ñu wax ne ñun ñoo kontaan ndax seen taxawaay, ñoom ñooy wax ne kontaan nañu. kon loolu lu muy tegtale rek mooy ne am nañ loo xam ne mu ngi seen xol, ñu yéene ko jaam yi muy xam-xam bi leen yàlla dënk. am na loo xam ne mu ngi seeni loxo, yàlla dënk leen ko tamit, ñu yéene ko jaam yi muy jëf bu rafet bi nga xam ne jëf ngeen ko tey. loolu moo tax dañuy sant yàlla wax alhamdulillahi rabbil alamin. su ma leen waree présenté fi nga xam ne fi ngeen ko defee nag fii mooy Madinatul Huda. tey ci suba docteur Marie Sarr fi la toog ne ma Madinatul Huda, ma ne ko Madinatul Huda mooy la cité de la droiture, maanaam dëkk bi nga xam ne mooy dëkk njub tegu ci yoon bi nga xamee ne boo ci àndek koo xam ne xam na yoon wi, tegtal bi mooy ne sa yàlla rek la lay yóbbu. te amul ku bëgg a dellu ci yàlla, xanaa kay yëg-yëg ba kay moo fa nekkul. jaam yi yëpp ci yàlla nu war a dellu te dañuy delluwaat ci yàlla. waaye nag dafa am dellu boo xam ne day ànd ak des, te kuy faj ku nekk loolu war nga koo yëg ci li nga xam ne mooy sa exercice quotidien bi ngay def. nan la nit di delloo ci yàlla fekk mu ngi toog, mooy bu àndeeg wasila bu ko mat dana am ci yoon bu mu ko teg ba yëgatul boppam ne ci lenn ne moo mën lii wala moo xam lii. déedéet, day xam ne lépp delluwaat na ko ci yàlla ba am ay leer yu ko ci dikkal jóge ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mu koy doxee guddi di ko dox bëccëg. bu gisatee moromam lu mu soxla ci moom mu jox ko, bu gisatee moromam lu mu xàmmee ci lu ñaaw nëbbal ko, waaye lu mu am ci baax yéene ko. loolu mooy jullit bi nga xam ne loolu lañ bëggal ku nekk ci àddina. moo tax tey bi nu nekkee université jamono yooyu nga xam ne ñu ngi jàng fii leen ñëw Madinatul Huda ngir lan mottali suñu gis-gis ci àddina, waaye mottali suñu yaakaar ci àllaaxira. amee nañ ko fi nag ñu ngi koy sant yàlla di wax alhamdulillahi rabbil alamin. te bu ma leen ko waxee docteur Justine moom mandargaal na ko, mu ngi may nettali benn mbir moo xam ne toujours dama koy bégee. ñu jóge fii ñu yóbbu ko mission, dama fàtte Congo la xaw ma, mu àgg fa ajuma jot mu jiite leen ajuma. docteur la mi ngi nekk dans le commandement, mais teewul moo leen jiite ajuma. moo tax dama ko wax cheikh docteur imam. loolu mooy lan te jiite ajuma mooy lan, mooy kaay ma teg leen li nga xam ne moom la yàlla wax ci bés bu màgg bi. kon loolu nag dañ koy sant yàlla wax alhamdulillahi rabbil alamin. du ma sori trop ci waxtaan bi, xam naa ne journée bi diis na, xaw na jafe te yàkkamti ngeen delluwaat ci kër yi, mais daal un grand remerciement de la part du cheikh venant de ma bouche. alors se formule encore des prières yoo xam ne ardent pour vous.
dem guutuñu fa waaw loolu moo leen indi yëg naa seen ñëw yëg naa seen taxawaay maa ngi leen di ndokkeel di ñaan yàlla dëgëral ñu li ñu àndooyee muy ànd bu rafet bi si tarixa bi ak diina ji waaye nag itam ay mbokk ay dëkkandoor ñu di gërëm la fa xew fee kenn mënu ko nett si jotaay bi mais di ngeen gis lépp incha allah docteur Souleymane Ndour mi nga xam ne mooy coordonné jotaay bi moo ànd ak médecins yi yëpp ay médecins ay docteur lañu waaw façon docteur bu ne ñëw na tey waaw Mamadou Adjara moom discours bi xam naa bu demee yaa leen ko dina ko dégg kon nañ mën a nii rek la ñu leen di gërëm ngeen di ñaanal ñu ngi fàttali suñu kuréel ak yéen di wax ne nii rek la àndandoor dimbalee jàmm yàlla yi loolu moo war a nekk suñu càkkote fi ñun ñëpp koo tane dimbale ko si la nga ko tane ndax yàlla may na loo xam ne mayu ko te boo ko dimbalee yàlla gërëm ko yàlla gërëmee ñu baaxle maa ngi di gërëm kon den ne ba nga war nag jàmm ngeen ñëw dégg nga rek di présenter un tout petit peu action bi nga xam ne moom lañ def tey ci ban cadre lañ ko defee ak li nga xam ne moom la jur tey ci yéen li ngeen def ci mbégte ci xolu sëriñ bi léegi dina ko wax incha allah rabbul alamin ngeen sant yàlla xam ne du ku nekk mooy tànn ñëw fi suñu borom aw ma sikk ne moo ñuy tànnal ñi nga xam ne moom suñuy àndandoo yéen leen tànn tey nag maa ngi ñaan la tànn boobu yàlla na sax bari na fi ñoo xam ne yàgg na noo ñëw ñu ngi ñaan yàlla ñu yàgg fi ñëw yàgg ko taxawee mu nekk matuwaay boo xam ne day feeñ ci suñu mbir ci zahir ak ci baatin yal na yàlla dimbali leen yal na yàlla kattanal leen bala may jox kàddu gi sëriñ bi dinaa jox docteur Youssouf Tine mu wax tuuti moom it li nga xam ne moom la yëgee àndandoo bi nu àndandoo tey réaliser li nga xam ne mooy consultation médicale gratuite bi kon nag docteur Youssouf bismillahi rahmaani rahim tafadal aouzu billahi samil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah seydina wa nabiyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari azim kon maa ngi wax mbooloom asalaamualeykum wa rahmatullah waa di nuyu ñi fi nekk ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam te di beral loxo nuyoo ak ziyaara ki nga xam ne mooy sunu sëriñ wutu fi sunu sëriñ di continuer di yóbbu àggale liggéey bi nga xam ne Médinatoul Houda mu ngi koy amal ci jaamu yàlla yi muy Cheikh Saïd Sall kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel ci taxawaay bi ak bis bi nga xam ne moom lañ jëmmal tey muy 24e édition ci gàmmu Médinatoul Houda kaddu yi kaddu sant yàlla la ak ngërmande boo xam ne di ko jagleel déjà sunu borom ci tawféex bi nga xam ne defal nañu ko beneen yoon ngir ñu mën a àndoo ak sunu mbokk yi nga xam ne mbokk ci yàlla ñi ci gën a bëri ñenn ñi doon ay mbokk yoo xam ne mbokk docteur lañ dentiste ak ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci corps médical li fi Cheikh Souleymane wax ci li nga xam ne moo ñu jokkale ak Médinatoul Houda wax dëgg yàlla noonu la ñun ñi wax dëgg yàlla am na ci loo xam ne fii bu ñu ñëw di ñu jaajëfal yenn saa yi damay toog ba yàgg si sama biir xol ma am yëg-yëg ma ni li ñuy wax yëpp sax xëy na jaru ko waaye bu ma àbbee làmmiñu borom xam-xam bi doon wax ne lu ngeen wax doyul dolli leen lu ngeen wax ci ngërmande ak sant jëmale ko ci sunu jëmm yi ñu ni dolli leen duñ ne dolli leen ndax sunu jëmm yu xeebu waaye xam ki yeyoo cant gi ndax ki yeyoo cant gi du sunu jëmm yi waaye ki ko yeyoo dëgg mooy ki nga xam ne moo samp tarixatu tijaan bi muy Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu jaarale ba mu yegsi ci ñun jaarale ko ci Maulana Cheikh Islam El Hadj Ibrahima Niass jaar ci ki nga xam ne mooy sunu wasila di Cheikh Ibrahima Sall radiallahu anhu te Cheikh Saïd Sall tey wuutu ko fi teewal ko fi ba nga xam ne gàmm daan na am wax dëgg yàlla ñu am leneen loo xam ne boole na ko ci muy consultation gratuite mu doon ndollal wax dëgg yàlla bu rëy ci biir Médinatoul Houda doon ndollal ci biir wa askan bi yëpp kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne wax dëgg yàlla bu ñu woowee amma bu ñu woowul woon sax ñu toog ci rajo bi dégg ne Médinatoul Houda day organiser consultation gratuite ñu bàyyi sunu yitte yëpp ñoo def ci sunu kéemtalaay kattan boole ci nag bu ñu xewlee wax dëgg yàlla ñu yëg ñu am loo xam ne ñu jagleel ñu ko Cheikh Souleymane bu ñu ko jiitalee ci li nga xam ne mooy organisation bi di coordonner les activités médicales wooñu ñu diisoo ci ak moom
wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant di ko gënan te di ko ñaanal yàlla ci taxawaayam parce que gis nañu boole na ci pas-pas ak farlu bu rëy bu ñu sañoon ñun dañ fiy nekkandoog moom di yéeg di wàcc di dem ministère di ñëw waaye xëy na suñu liggéey ak fa ñu féete may ñu loolu yëpp waaye ñu ngi doon àndoo ci liggéey bi à distance ba boole ci mën a mobiliser ñi nga xam ne xëy na nangu nañ ñëw ànd ak ñun ci lii nga xam ne wax dëgg yàlla njub la lii nga xam ne taar la di àbbu say wax ca wax ne dimbali jàmm yàlla yi moo gën àdduna ak li ci biiram kon ngërmande ak sant dama koy delloo ñi nga xam ne wax dëgg yàlla woo nañ leen ñu ñëw wuyu si ñu mooy ñi nga xam ne xëy na yàlla deful ñu doon suñuy mbokk taalibe waaye woo nañ leen du manière spontanée ñu bàyyi seen yitte ñëw àndoog ñun ci di te nag ñu ngi leen di vraiment ñaanal yàlla na yàlla gudd seen fan yéen ñëpp yàlla yëkkati leen ci zaahir ak baatin yéen xam seen mboolem mbébét yàlla na Cheikh Tidiane fayante génn lépp doon yiw am na ñoo xam ne dootuma leen présenté Abdoul Sow doon sama mbokk doon sama promotionnaire ñu nekkandoo école médecin militaire bokku nekk mu gis ñu ñuy nekk di góorgóorlu ba mu xeeñtu ba loolu tax womat ko mu ñëw ànd ak man fii ci Médinatoul Khouda kon lépp lu ñuy def aussi mu àndoo ceeg ñun ñu ngi koy sant moom tam di ko gërëm di ko ñaanal yàlla gën ko dooleel ñi fi ñëwoon teew ci suba bëri na spécialité yi ORL bi mu ngi ne ñëwoon na tey suba mu ngi nii docteur dem na sax docteur Sall chirurgien pédiatre bi yaa docteur Cheikh Tidiane Mbaye kële sama rakk la ama koddu médecin la ñu bokkoon kër papaam sama papa bokkoon fi ñu doon liggéeyee mu def médecine wax dëgg yàlla ci lépp lu ñu ko woo mu bàyyi itam ñëw ànd ak beneen moroom cardiologue am également ak ñi nga xam ne tous les médecins généralistes yi nga xam ne fekk naa leen fi mooy soxna yu baax yi wax dëgg yàlla jóge Dantec ñoom tamit ñenn ci yenn gox yi ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi urologue yi bon yéen ma leen gën a xam ak ndax docteur Aliba ak ñi nga xam ne yi tamit yàlla docteur Niang pédiatre bi nga xam ne ñu ngi foon ci suba moom itam ak li nga xam ne tamit gën nañ ko rafetlu ci consultation bi mooy ministère de la santé dafa xam loo xam ne dañ koy bañ sax léegi woo jaamu yàlla yi ñu ñëw ku ci ne nga dagal ko ñaari paracétamol jox ko dajale leen ñu yendu fa suba ba jant so parce que lu ci gën a bëri noonu la consultation yi di demee bu ñu amee dagg doo régler problème doomu aadama yi waaye bu ñu ko orienté ci loo xam ne dans le cadre du dépistage maanaam nit ñëw xool xamul woon ne yaramam suukar a ngi ci nga ne ko suukar a ngi ci amul woon tension xamu ko nga wax ko ni tension ngi ci yaramam jox ko garab orienté ko teg ko ci yoon beneen bi mooy jigéen yi nga xam ne tomb nañ ci ëmb ak imbi ñu seet leen ndax gisuñu ci ñoom loo xam ne dina mandargaal buñ ko traité wul mu jox leen cancer du col te tey duñ ne wax dëgg yàlla am nañ ci satisfaction ndax ñañ fa seet yi tamit am na loo xam ne lu ñu teg suñu bët gis nañ fa benn boo xam ne y avait un col suspect boo xam ne jël nañ ko en charge te ñu ngi koy rek kii tamit orienté pour mu dem ñu faj benn polype boo xam ne bu ñu gis yi tamit yooyu tamit lu ñu mën a faj ñooñu xam nga loolu amul lu ko gën waaw gastro-entérologue ñii sama rakk lañ moo tax du ma leen tudd seenu yéen a ko gën ngeen xam ngeen ko bu baax ci kër gi la ak mbooleem dentiste yi ak xale yi nga xam ne ñoo àndoo woon pour l'organisation parce que aussi loo mënti gis mën nañu am ay fajkat mais quand il n'y a pas une bonne organisation vraiment liggéey bi mën na sooxe Mouhamed Aydara tey la ñu xamante mais vraiment kontaan naa ci li moo ko xam tey rëccuwuma ko te gis nañ ni koo xam ne ku ouvert la moom tamit wax dëgg yàlla ko am ubbee la ak gis-gis bu yaatu yi tamit ci mbir mi nan la ko gisee te fan la bëgg mu yegg kon bu ñu jotee waxtaan ci ñaari baat xam naa ban état d'esprit la moom tamit ñu ñaanal ko yàlla yal na yàlla yàggal ko kon kàddu yi bu fekkee am na ku ñu fàttali ngeen jégal ñu ko parce que matani doomu aadama la ku lim juum mais ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp PNT fàttewuñu kenn te sëriñ bi yow tam ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na la fi yàlla bàyyi yàlla guddal sa fan wéral la gën a yàggal sa taxawaay ba li nga xam ne mbébét yi nga xam ne am nañ ko te Cheikh Ibrahima Sarr radiyallahu anhu tracé woon ko nga bëgg ko yokk yàlla na ci yàlla dooleel ba mu jëm kanam bi jaay siri rujo wa axiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum gétti ndax lii bari na lu muy am c'est vraiment dafa jiitu 2006 première gàmmo gi ñu def ma dugal si maye deret 2007 2008 si le docteur professeur Malick Diop ñëwoon ak ambassade la Thaïlande defee ko fi centre bi boobu léegi taxawuñu kon donc 2007 la tàmbaloon donc ñu ngi si 14 ans at bu nekk nag mu ngi yokk si ndimbalu docteur Souleymane taxawaay bi ñu si taxaw dëgg-dëgg kéemtaane na su jegee see day tëj cabinet
waxtu yu néew lay liggéey rendez-vous yi mënul ñàkk rek mu ngi wër di seet pour bés bi am ndam ndax dama ne ko man lii mooy gàmmu gi am na benn at def nañ ko ñetti yoon suñu ko moyen maye suñu moyen mayul nag ñu def ko ci au moins bésu aleykum salaam wa rahmatulah suñu ko yegg si leen suñu ko jot gi moyen yi mayul ñu def ko benn yoon muy bésu gàmmu gi moo tax ñu fixé date bi 2e samedi janvier pour ñëpp xam ko dañu woone ñi kaay leen ñu seet seen yaram dimbalante yéen ci seen dimbal maa leen di gërëm métier bu baax ngeen am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne su jàngoon docteur lay nekk njàngu leen nekk commerçant ndax docteur room dafa rëy ñu ñëw si yéen dañuy jaaxle surtout réew mi dañuy jaaxle soog a dem seet docteur ngeen seet leen ku feebar ngeen dimbalante moom faju koo xam ne ni itam xëy na la ko jot waaye amul solo ngeen ginde ko mu dem ak xel mu dal kooku ni ma rawu ko ndax kat jaam bi mënul def lenn ndara ka mu wéral ba pare soog am loo lekk am mën a jàng xam mais wér moo jiitu te tey jii ñu bëree ngi feebar yoo xam ne nii dara la ko mais problème yu bëri yi problème sociaux yi rek moo ko waral stress mooy jur yu bare te bu ko defee bu ñëwee si yéen ngeen xamal dara jotu la léegi tiital amul solo ngeen gën di leen dem mën a dund bu tranquille donc mission la boo xam ne mission bu noble la waaye nag ñu dëkk fii côté bi amuñu mën-mën te itam seen niveau d'éducation est très limité ngeen ñu woo leen ñu ñëw ngeen seet leen dépistage yi ngeen def tey macha allah docteur Djibi Sow def na discours bu yaatu moom moo wutu Seydou Nourou mais dégg ngeen li mu fa jàngale tey ay nit ñoo xam ne ñu ngi doxee feebar yoo xam ne boo leen bàyyi woon xëy na dañuy génn docteur rek daanu ñoom ngeen dimbali leen amul lu gën loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na leel ci bu ñam ko xiif moo gën tabax junne jàkk waaye gindi ku réer wala ku naroon a réer moo gën àddina ak li si biiram fonction boobu ngeen nekk ma leen di gërëm yéen ñëpp ma leen di gërëm docteur Youssouf ñu ngi sant yàlla si ànd ak yow docteur Abdou ñu sant yàlla ànd ak ñun seen thèse maa fa ñëw maa fa teew thèse bi Cheikh Ibrahima mujjee dem mooy médecin bi nekk fii waaye ñi si des ñooñu seen thèse man maa teew docteur Abdou ak docteur Youssouf ñu jëlee leen fi yóbbu leen fu nekk Congo Darfour Central Afrique fu ne yóbbu nañ leen fa mais fu ñu mënti nekk ñu ngi jokkoo ak man di ma wax si liñ nekk ma ànd ak ñoom ñuy ñaanlante ñëw ba yàlla indi wat leen maa ngi seetlu ñu am kóolóore gën gis nga fu yàlla dimbale li mu bëgg si yow nga dimbale ñi nga tane te xam ne sa réussite ñu bare contribuer nañ si directement ou indirectement te képp ku am lopp la nga soxla yëfu jàmbur la yàlla jox moo xam-xam la moo am la mu bëgg mooy nga jottali ko ñeneen ñi surtout ñun lii mooy suñu objectif dimbale yàlla si jaam yi te so mi nga xam ne fu may waxee ñu ngoon bitim réew suñu rakk nekk fii Ibrahima loo soxla ku ñëw feebar faj ko ku xiif leel ko ku am projet dimbale ko lu def ko mu jàmm yàlla ñun woowuñu nit ñi pour jëriñoo leen mais dañ leen woo pour jëriñ leen mais nag boo wootee pour jëriñ nit ñi ñëw nga jëriñ leen yaa leen war a gërëm ndax buñ ñëwaloon jël si njëriñ yow doo am yoolu jëf loolu na maa ngi sant yàlla ànd nga si mu rafet lool léegi xam ngeen kër gi xam na leen bés baa ngi seen bés la lépp loo mën a defal yàlla amul fan foo ko mën a defal si lu gën lii ngeen def kon ma leen di gërëm beneen yoon moom daay dara bëgg naa nga teew ndax yow yaay coordinateur Masalik yi nekk Europe yëpp ba pare yaay secrétaire général seen section Paris mais même temps itam mbootaay googu nga xam ne mooy daxwa nga moo ëmb asq wasaade xëy na section yeeg Masalik yi Europe mooy moo ko jiite ku xarañ ci liggéey la koo nga ne bi ñu def 200 ans damay dem ñu def congrès moom mii mooy dafay liggéey yoo xam ne macha allah moo tax ma bëgg mu ñëw parce que bu defee rapport ba ngeen gis ko da ngeen xam ne waaw looy liggéey
waaw man maa ngi yëngu ci recherche clinique développement des traitements anticancéreux voilà donc maa ngi may coordonnateur scientifique en oncologie médicale et radiothérapie. Boubacar Top Canada yaa ko def muy section léegi ma mas nag gis naa ndimbalam gis naa ñëpp kon lii rek la yàlla li mu bëgg si ñun ñu dimbalee jaamam yi loolu rek la bëgg si ñun yéen a ngi dimbalee jaamam yal na yàlla dimbaleen yàlla defal ñu yokkute bu mat sëkk yàlla maye fan ak wér ak ngëm bu sax bakk Sëriñ bu jur Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bëgg naa dawe mbégte la